soppay mama bëgg soppay man mama ba bëgg soxna Fati Mbàkke sëriñ si di xaat. salaamaaleykum. bul ko gis muy dem yow nga di ko séddeel lu ñaaw jëw baaxul ba mbay seen maam. jëw baaxul di jaar communauté sénégalaise yi di jaar kilifa diine yi di jaar kilifa aadane di jaar sunu mbokk taximaan yi di jaar sunu mbokk jigéen ñi nga xam ne ñu nekk ci salon yi di leet di jaar ñi nga xam ne nii dañ yor seen téléphone di nu bàyyi xel di jaar sunu mbokk yi nga xam ne dañuy suivre ci Facebook bi ci xalima SN xalima Sénégal ci Modou Baye Fall Ndaw. di jaar ñi nga xam ne nii ni ma koy tàmm di waxee bés bu baax bi àllarba la heure bu baax bi mooy 8 PM émission bu mag bi mooy Dóor waar di jaar képp ki nga xam ne nii rek daf ñuy encouragé ñi nga xam ne dañuy topp depuis que l'histoire a commencé du ma tàyyi ci di ko wax. l' émission Dóor waar l' émission ki nga xam ne nii moo leen saf l' émission bi nga xam ne nii moo buzz l' émission bi nga xam ne nii moo xew ci jamono l' émission bi nga xam ne nii mooy dugg seen kër yi di wàññi seen stress yow taximan bi dawal taal sa rajo te xam ne Dóor waar commencé na. mama ba bëgg soxna Fati Mbàkke sëriñ si di xaat. bul ko gis muy dem yow. ndeysaan nga di ko wax lu ñaaw. lu ñaaw jëw baaxul ba mbay seen maam. jëw baaxul di lu leer di message fort di Wally Seck le fils à son papa di ko jaar le Faramareen di ko bégale nag ñi nga xam ne nii dañoo safoo émission Dóor waar di jaar ku ci mel ne soxna moomi nga xam ne dafa jaay santam rek léegi nekk madame Diakhaté depuis Brooklyn nekk ci lune de miel moom ak jëkkëram di Mohamed Diakhaté donc moomi Ndiaye ñi ngi koy jaar di ko ndawtal di ko féliciter encore ci xew bi nga xam ne nii am na keroog fële ci Brooklyn di xew bu neex mu ñëw partagé ko ak ay xaritam ak ay soppeem defe naa mu nekk mariage boo xam ne nii laf cat rek macha allah xale yi def son ànd ak mariage bu son ànd ak animation bu son fecci son defe naa mu nekk lu am solo ñëpp teew béggee happiness dëkk bi ñëpp nag di laaj lu mel noonu ndax réew mi des fois day laaj nit ñi di béggee di génn te defe naa ci fan yi di ñëw ñu ngi préparé le communauté sénégalaise bi loo xam ne bu ñëwee pàcc lay def donc di ko ziar bu baax moom ak jëkkëram soxna moom yi Mohamed di leen ñaanal sëy bi barkeel ñoo am ci njaboot bu barkeel di ziar communauté sénégalaise bi yëpp di ziar li mu koy waxee rek juróom fukki penc yi di ziar diwaanu Brooklyn di ziar diwaanu Harlem di ziar diwaanu Queens fépp foo xam ne rek dañ fa am fan si ñu nuy béggee ñi nga xam ne dañuy suivre ñi nga xam ne dañuy ñaanal keroog ndeysaan may seeti sama xarit di Omar Ndiaye fële ci 129 tase faak suñu yaay yu baax kenn rek laa ci lim turam di soxna Ami Ndiaye mu ni ma Modou ma ni ko naam mu ni ma damay bëggee émission Dóor waar ma ni ko yaay booy bëri nga ci morom donc soxna Ami Ndiaye depuis le nox jëlal way bi yaay borom. di jaar ku ci mel ne sama jigéen Awa Ndiaye depuis Jési di ko béggee bu baax a baax di jaar ñëpp ñi nga xam ne rek dañ nekk si tali bi di jaay di jaar suñu mbokk yi nga xam ne ni dañuy suivre si àdduna dañuy suivre fu mu mënti nekk ci Europe grâce à Xalima duma tay di ko wax di jaar ñëpp ñi nga xam ne rek dañuy safoo émission Dóor waar di wax ni tey au menu de votre émission dinañ ñëw ci actualité yi nga xam ne moo gën a fës ci réewum Sénégal bu ñu jógee ci actualité bi dinañ ñëw ci cri du cœur de la semaine ñu koy tàmmee di defee bu ko defee dinañ ñëw ci poñ yi nga xam ne nii bëgg nañ ko développer tuuti ci suñu émission bokk na ci déclaration ministre de l'intérieur di Aly Ngouille Ndiaye defe naa xaw a yëngal dëkk ba tuuti en même temps dinañ ñëw tamit ci insécurité
insécurité bi am ci Sénégal nga xam ne nii xale yooyu ngay dégg ñu di leen enlever ñii ñu di leen rey pour des sacrifices di leen ci ñëw bu baax a baax di leen ñëw aussi tamit ci sortie boo xam ne nii suñu consul général monsieur El Hadj Nangan Ndaw consul sénégalais yi fii à New York def na ko ci rajo yi dinañ ci ñëw aussi bu ko defee li ñuy def rek mooy def animation musicale xam nga ni ñu koy tàmm di defee bégal xol yi le temps que ñuy dugg ci programme bi di jaar aussi tamit suñu mbokk Baye Fall bi nga xam ne nii mooy Gora Seye nekk doon def démb benn fundraising boo am solo sénégalais yi ñëw ci association sénégalaise bi support ak doole donc di suñu mbokk boobu nga xam ne noonu dañ ko delloo ci réewum Sénégal tey sax loolu moo nar a nekk suñu thème émission donc sénégalais yi nga xam ne nii ñoo nekk ci situation boobu de rapatriement donc bëri na ay sénégalais yoo xam ne ñi ngi nekk ci condition nekk ci loxoy immigration ñaanaluñ ko kenn mais ça peut arriver mën na ma arriver mën na arriver keneen donc dinañ ci ñëw bu baax waxtaane ko par rapport ak comportement bi nga xam ne nii réewum Sénégal war na ko am ak réewum Amérique ba xëy na peut-être loolu du jàppandi tellement donc ñëpp ñi nga xam ne rek bëgg nañ dimbali suñu mbokk moom ñu fi refoulé woon ci fan yële di Gora Seye di mbokk Baye Fall mun ngeen jokkook ak Fëtën Diaw wala ku ci mel ne Modou Thiam wala Ousmane Ndongo wala Pape Souleymane Ndour dégg nga wala man la donc mun ngeen dem tamit ci yenn points yi ma leen di bëgg a wax fu ci mel ne 99 cents bi Modou Gueye fu ci mel ne Fawzeyni donc fu ci mel ne restaurant Allé muy ay points yoo xam ne rek bu ngeen fa demee wala boog soppe bàyyi fa seen enveloppe wala seen contribution dina dimbali suñu mbokk boobu nga xam ne delloo nañ ko mu mën a jot ay bagaasam ndax ñibbi na ci jàmm mais bagaasam yi nga xam ne nii ñoo nekk fii ci la doon liggéey donc moom la bëgg ñu jàppale ko pour mu delloo ko donc di wax sénégalais yëpp ñu solidaire xeebuñu dara $1 ba $100 ku ci nekk rek sa doole foo am mun nga ko indi nga joxe ko contribution ñu dimbali suñu mbokk sénégalais boobu nga xam ne nii dañ ko delloo mu mën a jot ay bagaasam donc mun ngeen dem ci point yooyu rek bu ngeen fa seen xaalis dinañ ñi nga xam ne nii ñoo nekk di dox loolu dinañ ci mun jàpp donc ni may def rek mooy doxantu ak Wally Seck loolu dina ma neex xadiloo di ko ziar bu baax a baax xadim sama mbokk ñaamur maa ngi lay bëggee Bosnia ma tay di ko wax doo lay jën ndox la defe naa dama koy wax tout le temps yoro sama brother maa ngi koy bëggee bëgg fàllu di ku yanu àdduna daw ak moom di ko ziar bu baax li ma jaaxal mooy kañ nga nekk borom New York yoro jaar sama jigéen Awa Ndiaye Jési namm naa la namm sa loxo Naar Touré le grand champion maa ngi lay béggee bu baax a baax di ziar ku ci mel ne Yacine Sall maa ngi lay béggee bu baax a baax Mohamed béggee naa la Assou Mbaxaan Sène maa ngi lay béggee Omar Konté Badou May Boy maa ngi lay béggee depuis Europe di béggee waa Europe yëpp Moustapha Diop maa ngi lay béggee bu baax a baax di ziar yéen ñi nga xam ne yëpp dañu ñuy safo ndeysaan Bosnia Bosnia ndeysaan Fari fàttewuma la waa Jacob restaurant maa ngi leen di béggee bu baax a baax Fari Fall may système maa ngi lay béggee ñoom Soxna Rama ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar waa restaurant Baobab di leen béggee ñoom Camara ñoom Mara ñëpp ñi nga xam ne rek dañuy liggéey restaurant Baobab fàttewuma waa famille Dóor waar di leen béggal bu baax a baax waaye la Activation nga xam ne tey ji ñooy sponsor officiel di rajo Dóor waar di wax mbokk auditeurs yi nga xam ne ni dañuy déglu rajo bi ngeen dem ci store bi di Wireless Activation ak Youssou Diop nga xam ne dafa nekk on sel Wireless Activation nga xam ne nii mooy sponsorisé émission Dóor waar bu ngeen toogee di ko dégg chaque semaine rek xam leen ni rajo bi waa Wireless Activation ñoo koy fay kon ni may def rek mooy daal di yaaba ceebu jën bu neex rek may ko waa Wireless Activation ana sama mbokk lébu yi
ziar Fat Kiné ah maa ngi lay bëggee chéri mo bëgg naa la bu baax a baax Ami Mbacké maa ngi lay ziar ah di wax happy birthday ah dem fii ba Sénégal sunu doom la di ko wax Fatima di ko ziar ah di ziar bu baax a baax di ko wax happy birthday sunu doom jooju di ko ñaan mu dund ah te am njariñ ah ba ay waajuram fekke njariñam di ziar bu baax a baax ku ci mel ne Doudou diwaanu Columbus Sankara Mbaye maa ngi leen bëggee ak waa Columbus yëpp di leen ziar bu baax a baax Ami Ndiaye borom Royal Lix yaa ngi ci biir. di rappeler que yéen a ngi déglu seen émission Dóor waar kàddu gi di bàyyeekoo fii ci 40 Exchange Place di jaar suñu mbokk taximaan yi di jaar suñu mbokk yi nga xam ne dañuy suivre ci Facebook bi Halima SN di jaar suñu mbokk yi ñuy suivre ci Modou Baye Fall ndaw yéen ñi nga xam ne nii da ngeen bëgg a jël ambiance bi nga xam ne nii mooy wàcc fii ci studio bi di jaar le grand champion Nar Touré di ko béggee bu baax a baax di jaar ku ci mel ne Endu soxna ñaan defe naa depuis Harlem maa ngi lay béggee ak waa Harlem yëpp Père Babou maa ngi lay béggee di jaar waa tali bi Abdou Khadir Sène li am na maana Wally Seck di ko jaar defe naa sur le plan culturel nga gis que papam gi di Thione Seck def sortie bu am solo fële ca RFM di defe naa émission boo xam ne nii mi ngi ko def ak suñu confrère boobu di Sidat Thioune nekkoon émission bu am solo Thione Seck def ay révélation yu am solo defe naa relation dikkaat na ci relation Youssou Ndour ak Wally Seck di xamal que ni Youssou bàyyi la ci Wally Seck te defe naa di tëkkale Youssou ak Wally ku ko def rek tooñ nga ko donc def na fa révélation yu bëri yenn wax yi ci gën a am solo daal mooy en perspective defe naa diw boo xam ne nii war na ko amal ak Youssou Ndour te defe naa dina nekk ci loo xam ne dina gën a doxal musique sénégalaise li may def rek mooy commercial ñu ñëwaat ci émission bi. Maam Thierno maa ngi lay bëggee bu baax di la ziar bu baax a baax Maam Thierno di ziar bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne rek dañuy suivre ci WPAT ku ci mel ne Issa Niass Babacar Faye ñu ngi leen di bëggee bu baax di bëggee ñëpp ñi nga xam ne rek dañuy topp émission Dóor waar. Cheikh Anta Ndiaye bakkal ma xale bay dogo yow kat dogoon chéri Aïda Djiboula Cheikh Anta Ndiaye yow kat dogoon Khadim Bamba maa ngi lay ziar di rappeler que yéen a ngi déglu Dóor waar. Wireless Activation di store bu nekk ci 126 West 160 bi yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a fay seen bill téléphone lu ci mel ne Simple Mobile lu ci mel ne S20 lu ci mel ne T-Mobile Ultra wala yeneen ak yeneen daw leen jokkoo ak Wireless Activation.
da nga bëgg a activer sa téléphone wala boog nga fixe sa téléphone da ngeen bëgg ay phone carte yu leer wala ngeen bëgg fax wala ngeen bëgg copy wala scan wala translate wala boog phone access wala passport photo daw leen ci Wireless Activation ak Youssou Diop. Wireless Activation ñi ngi nekk ci 126 West 116 numéro téléphone bi day daal di nekk 917 337 3724 917 33 73 74. kon mi ngoog store baa ngoog di Wireless Activation yéen ñi bëgg a fay seen bill yéen ñi bëgg calling card lu ci mel ne Vectraphone calling room dollar pinless tin Nobel Post Revolution daw leen ca Wireless Activation ci 126 West 116 Street bu ngeen demee di ngeen fa fekk Youssou Diop general manager ba ci 917 37 37 24 daw leen gaaw ca Wireless Activation. Merci à Wireless Activation di sponsor officiel émission Dóor waar defe naa di ñoo xam ne nii dañuy jàpp ci émission Dóor waar defe naa yéen ñi nga xam ne nii da ngeen ni nekk ay fans rajo Dóor waar bu ngeen defee achat dem leen fële ci Wireless Activation fekk fa Youssou Diop li ma koy tàmm di waxee rek lépp everything must go ah donc lépp mu ngi on sell tablette yi téléphone yi sim carte yi am na yu ci mel ne service yoo xam ne nii yu ci mel ne Lika moom rek moo ko am nag ah da lay permettre nga woote Sénégal numéro Tigo te doo fay dara sans compter que yéen ñi nga xam dañuy fay seen bill moo xam ne Simple Mobile T-Mobile Ultra lu 20 lu mu mënti doon bu ngeen fay seen bill ba pare dañuy am option ñu may leen crédit $10 pour ngeen mën a woote Sénégal boo waroon fay $40 dinañ la may $10 crédit nga xam ne nii da ngay daanaka sa bill $30 la lay dikkee di nga am $10 yoo xam ne de moyen la loolu amul fenn fu dul Wireless Activation donc tablette yi ñu ngi fa boo bëggee yónnee xaalis boo bëggee def fax boo bëggee def passeport boo bëggee def translate lépp service boo xam ne rek ab moodu da ko yittewoo daw leen seeti Youssou Diop fële ca Wireless Activation nga xam ne nii service incapable lay def boo xam ne nii defe naa yéen ñi nga xam ne ni da ngeen fay dem du ngeen rëcc lu ngeen fay demee sans plus tarder bu ma fa jógee li may def rek mooy doxantu ci restaurant bi nga xam ne nii moo xew ci jamono di restaurant Le Baobab. sama mbokk jigéen ñi xam naa ni jot amatul waaye bëgg ngeen toppatoo seen jëkkër yi le restaurant Gouy Gui vous propose ses services. Situé sur la 120 West 116th Street between Lenox 7th Avenue restaurant Baobab tax na namatuma ceeb yéen ñi bëgg ceebu jën yéen ñi bëgg ceebu ya yéen ñi bëgg cu maafe wala damadaa moroxe suppu kànje ak yeneen restaurant Baobab dañ leen koy tegal bis bu nekk di leen ko proposé restaurant Baobab guddi gi dañ leen di may dibi yu neex di leen may pintade poisson wala poulet braisé brochette ya nag ana supp si nag yéen ñi namm jus bisaab buy jinjeer daw leen gaaw yegg ci restaurant Baobab ñi ngi nekk ci 120 West 116th Street between Lenox and 7th Avenue téléphone bi di 212 864 4700 restaurant Baobab aussi ay délivré yu gaaw lay doon ci waxtu muy taw muy neige Baobab daal yéen a ko yor. Merci restaurant Baobab aussi di partenaire officiel bu émission Dóor waar di wax tamit yéen ñi nga xam ne nii da ngeen di safoo émission Dóor waar dem leen di lekke fële ci restaurant Baobab nga xam ne nii qualité bu am solo lan lay jox donc li may def rek mooy jingal ñu ñëw ci actualité sénégalais. Vous l'avez compris par le jingle actualité bi nga xam ne moo gën a fës fële ci réewum Sénégal exactement 8h23 di rappeler que yéen a ngi suivre seen émission Dóor waar rek ah kaddu gi di bàyyi ko fii ci New York defe naa 40 Exchange Place lañ koy wax exactement ci kaddu gi moo du Baye Fall Ndaw tey defe naa bokk na ci li gën a fës ci xibaaru Sénégal di déclaration bi nga xam ne nii Aly Ngouille Ndiaye def na ko jëmale ci émission boo xam ne nii carte sur table la tudd defoon ko suñu confrère boobu nekk 2STV di Pape Alé
mu nekk émission boo xam ne nii mujj na jur coow lu rëy par rapport ak kaddu yi nga xam ne nii yëkkati na ko foofu ca émission ba jëm ci wàllu carte d'identité yoo xam ne nii bëgg na ko def ak carte électeur defin ko façon boo xam ne nii dina permettre kii nga xam ne nii mooy candidat am di le président Macky Sall mu mën ko permettre lépp lu mu mën a def daal ba mën a gagner élection yi dina ko def defe naa venant d'un membre du parti de l'APR xëy na peut-être du mën a choquer mais ce qui choque les personnes mooy peut-être venant du ministre de l'intérieur defe naa ministre de l'intérieur bu yëkkatee kàddu yu mel noonu day mujj tey xelu sénégalais yi parce que ku ci mel ne ministère de l'intérieur ku nekk xam ni mooy chargé des élections l'organisation bu yëkkatee kàddu yu mel noonu ak ci concept bu mu ko mënti yëkkati dina lañ ma xelu politiciens yi nga xam ne ñoo nekk ci langue ak yenn sénégalais yi ndax te ku xool média bi actuellement nu muy doxee ak situation d'électeur bi am ci langue politique bi nga xool manque de dialogue buy am ci ak manque de confiance bi nga xam ne ni opposition bi am na ko jëmale ko ci nguur gi ci organisation élection 2019 yi nga xam ne nii ci leen jëm yenn déclaration yu mel nii day gën a yokku maanaam lu ñuul ci sow mi ah donc mu nekk loo xam ne vraiment lëmbe na actualité sénégalais bi nga xam ne ni moom ci la nekk fan yi yëpp ci semaine bi donc j'espère que la suite nous édifiera defe naa opposition bi dina mener ay combats yoo xam peut-être dina mën permettre à ce que ñu mën a am benn ministre boo xam ne ni day chargé des élections du temps de Abdoulaye Wade defe naa lu mel noonu amoon na si li ci des nag donc li ñuy def rek mooy xaarandi la suite des événements donc ci wàllu actualité yi gën a fës bokk na ci wàllu insécurité bi am Sénégal ñu nemmi ko fan yi nga gis ay enlèvement surtout jëm ci wàllu xale yi defe naa doo toog bés te déggoo ñu ni enlevé nañ benn xale wala rendi nañ benn xale wala dagg nañ bopp benn xale mu nekk des faits yoo xam ne nii daaw ñu ko baaxoo di gis réewum Sénégal mais boo seetloo ci at yi si ginnaaw dinañ gis lu bëri yu mel noonu di faral di am bëri na ñuy wax ci wàllu sacrifice ñaare yu mel noonu da daan faral di am par événement bu mësaan jub lu ci mel ne ay élection daan nga dégg yu mel noonu nit ñi ni dañuy def ay sacrifice wala bu fekkee ne daan nañ jëm lu mel ne ci ay combat ay lu mel ne ay lamb affaire yi demee daan nañ faral di dégg yu mel noonu mais léegi fay yi dafa gën a bëri léegi Sénégal doo yeewu te gisoo yenn fait atroce yi nga xam ne nii dinay faral di am lenn nag benn facteur mun na ko expliquer bokk peut-être ci inflammation média yi moo xam télé yu bëri léegi rajo yu bëri journaux yi Facebook bi les websites aussi tamit site web yi et tout ça mun na bokk ci li nga xam tamit day yokku ampleur bi mais loo ci mënti gis rek nekk na ay fait yoo xam ne nii xamee ñu ko woon Sénégal boo ay reculer tuuti daaw ñu gis yenn ñaaw yi muy am Sénégal mais yu mel noonu bu amee donc da ciy baax jàngat am si jàngat bi nag mooy fexe sécuriser le pays parce que Sénégal aussi tamit nemmiku nan dunni nag accusé wuñu kenn mais bëri na étranger yi surtout suñu mbokk yi niy wax ay ñàkk bëri nañ Sénégal léegi boo dee xool léegi Sénégal quartier boo dem fees na dell ak ay ñàkk ay étrangers yoo xam ne ni dañ jóge ci yenn pays africains yi et tout ça bëri na ñu fa nekk dugg bi yomb na contrôle bi aussi tamit dese na sévère aussi donc loolu aussi tamit mun na nekk un facteur boo xam ne nii mun na yombal yenn violence yi ak yenn actes yi yenn cambriolage yi sàcc yi yenn agression yi léegi doo toog benn jour te déggoo agressé na nit wala rey na nit wala dagg na nit mu nekk ay faits yoo xam ne defe naa ñi nga xam ne nii mooy gouvernement du Sénégal jaare ko ci ministre de l'intérieur bi dinañ ci jël seen peut-être seen matukaay wala boog war nañ ci jël seen matukaay pour gën a sécuriser réew mi di réewum Sénégal defe naa mu nekk ay actualité yoo xam ne nii moo gën a fës ci réewum Sénégal ci wàllu culture bi ñu xam ni que Viviane dina dem produire le 8 mars fële ca Paris di concert bu am solo ñàkkul ni lundi prochain incha allah dinañ ci ñëw largement di wax que ni seen émission Dóor waar dina ñëwaat lundi prochain ci même fréquence bi ngeen ko doon dégloo like 9h ba 11h incha allah lundi prochain di ngeen mën a suivre seen émission Dóor waar donc lii moo gënoon fës ci yenn xibaar yi nga xam ne nii jotoon nañ ko forfi des tuuti ñu yeggale programme bi.
merci c'était li gënoon fës ci wàllu xibaar di rappeler yéen seen émission deux rois rek exactement 8h28 di ziar ñëpp ñi nga xam ne dañuy safoo li may def rek mooy di def jingle ensuite ñu jàll ci li nga xam ne nii mooy suñu cri du cœur de la semaine. dellu di leen jaar di bége ñi nga xam ne nii dañuy safoo ci waxtu wi di teewlu seen émission bi di émission Dóor waar di remercier yéen ñëpp ci message yi ci encouragement yi ci ñaan yi waaw du ma tàyyi di ko wax ndax nit ki benn nit bi la bëgg jar na daw ba dee loolu la sama woykat bi wax ndax ñi la bañ tey sama cri du cœur bi dama ko jëmale ci mun naa ni dama koy booleeg rek sama thème mu tey bi jëm ci sénégalais yi nga xam ne nii dañ leen a delloo maanaam ci kàllaama bi nit ñi gën a tàmm dañ leen refoulé ñaan leen ci yàlla musal ci mboolem sénégalais rek bu nekk ci diaspora bi te nekk ci situation irrégulier di xel day dem ci ñi nga xam ne nii yóbbu na leen ba pare boo seetloo ci weer yi ñu génn neexul ba neex mais ci réewu Amérique bii jëlee nañ fi sénégalais yu bari delloo leen dur est la loi ndax réew mu nekk ak na muy doxe ci wàllum këyit ci wàllu luy tax nga war faa nekk ak lii tax waroo faa ne réew mi nag di réewum Amérique boo seetloo ci ginnaaw mettiwul woon trop ci nekk fii te amoo woon këyit daanaka nit ñi daan fi dund di yëngu di dugg ak a génn di commerce di dem ak a ñëw di liggéey te amul woon jafe-jafe yi mais ak at yi ñu wees maanaam jeexalu président Obama ak commencement wu Trump bi mbir yi gën na tar nekkin bi gën na jafe déportation bi gën na yokku boo gisee lu ci mel ne réewum New York bëri na ay organisation yoo xam ne nii fu nu toll ñi ngi alerté nit ñi nga xam ne nii amuñu koy dañ nekk ci situation irrégulier ñu def plus d'attention te ni ko yenn organisation yi nga xam ne nii ay nasaraan lan ay américain sax lan ndeysaan am yërmande ci nit yooyu nga xam ne nii ñi ngi fi nekk di dund te amuñu këyit di leen artu di leen teg ci yoon di leen permettre des conditions yoo xam ne ni dina leen mën a muccal wala boog bu nekkee ci situation boobu dina leen mën a dimbali fekku ci ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci situation yi te li ma xam ne nii moo ma ñor mooy les Africains je parle pas des autres nationalités ñi ma gën a intéressé mooy les Africains particulièrement nos Sénégalais démb
on a suivi avec beaucoup d'intérêt sortie bi nga xam ne nii son excellence monsieur El Hadj Ndaw consul de sénégalais de l'extérieur def na ko on l'a suivi avec beaucoup d'intérêt bëri na ci yum ñëw mais bëri na ci yu bëri yoo xam ne nii ñu ngi ko doon xaar mais xëy na peut-être temps émission bi matew ko ci wàllu carte d'identité yi ñi nga xam ne jotuñu seen carte d'identité parce que bëri na ay sénégalais yoo xam ne ni ñi ngi toog di xaar seen carte d'identité depuis les législatives ba léegi jotagun ko man bëri na ñu bëri ñu ma ciy interpellé mais jotagun ko donc dina ci baax que le consulat bi nga xam ne ni moo chargé loolu que ce soit carte d'identité yi carte électeur passeport communique plus avec les sénégalais parce que problème bi ñu am ñun fii mooy communication wax naa ko waxati ko bu leen neexee ngeen jëlati seen téléphone yi nag woote ni ña ngay tuddati wala ña ngay waxati ca diw ndax loolu rek la dëkk bi yàkkamti mais wax neexul dégg moo neex damay tàmm di wax ni seen forum économique yi du loolu moom la gën a soxal sénégalais yi baax na de ay fees ak ay fonds jëbëg yooyu yëpp baax na mais dafa nekk ni sénégalais yi ñu ci ëpp ci ñoom jànguñu ay bawol lan wala ay ñambur wala ay saalum boo leen bëggee dimbali nga bëgg a dem ci yenn niveau d'information yi du jàll du am njariñ même su fekkee ne sax loolu dafa jug pour dimbali président de la république du ko dimbali parce que sénégalais yi il faut nga wàcceeg ñoom ci level bu baax pour ñu mën a comprendre lu bëri. J'ai toujours dit que problème bi nga xam ne ni moom la communauté bi am que mu nekk consulat bi que mu nekk ambassade bi que mu nekk les associations que mu nekk des fois sax ci këri diine yi c'est un problème de communication et la communication mooy base u àdduna dafa am solo moo tax sama combat rajo bi tout le temps dama koy axé ci manque de communication su ma nee au lieu de forum économique mais faites des forums sociaux parce que forum social yooyu moom la sénégalais yi soxla ci la sénégalais yi mën di daje di toog di wax seeni problème di génne nga xam seen bëgg-bëgg nga xam seeni jafe-jafe nga xam seeni métit mais pas ay forum économique parce que fii ku ne xam nga nooy toje sa bopp jinax il a bien parlé de social du consulat c'est bien lu am la madame Niass ñu bëri xam nañ ko mais social boobu est-ce que fës na social boobu est-ce que sénégalais yi xam nañ yoon ba ni jaar ba mën ci accéder wu ba mën ci jariñaw je ne pense pas kenn nattaabelewul que liggéey bi foofu am na solo kenn nattaabelewul que sun consul bii ñu am nit ku simple la nit ku humble la nit ku yaru la mais y a monsieur Rassoul Fall qui est chargé de la communication du consulat je ne l'ai jamais vu man mosuma ko dégg ci rajo bi mu génn di communiquer pour quelqu'un qui est chargé de la communication du consulat doon na baax rajo yi bëri nañ fi mën ngeen choisir rajo bu leen neex ngeen ñëw fa daanaka benn semaine ci weer bi communiquer ak sénégalais yi ci 50 états yëpp ñu xam situation aide yi ci consulat bi carte d'identité yi passeport et tout beneen bi mooy gis nga sun président de la république bi ni mu amee couleur u APR nga xam ne des fois nit ñi dañuy jaawale président APR ak président bi nga xam ne nii mooy diriger le Sénégal même chose la rek même bu fekkee da nga nekk consul aussi en même temps di def politique tu as beau mun nañ expliquer mun nañ wax lu ne mais n'empêche que les gens vont toujours garder l'image là que bon consul bi day def politique APR la bokk donc Facebook ñëwee ak ay fonds ñu ni waa APR yi lañ ko jox lu mënti am ñu ni waa APR yi lañ ko jox information ak lu mënti doon parce que collation politique bi mooy faral di indi lool mais Sénégal nag mooy réew moo xam ne nii wax dëgg yàlla pour que nit ñi
dindi politique bako du yomb trop parce que bu fekkee ne ci kaw politique boobu moo lay permettre nga accéder à yenn poste de responsabilité bu fekkee ne politique mooy tax ñu mën la dégg Sénégal boo waxee ban dégg la mooy tax ñu jox la sa wàll ci gâteau bi bu fekkee ne politique mooy tax ñu jox la ay poste de responsabilité wala sax boo pertee say diiwaan wala say côté ñu sanctionné la mais les gens n'ont pas le choix donc y a beaucoup de cadres beaucoup d'avocats beaucoup de journalistes yoo xam ne nii beaucoup de chanteurs ils sont obligés de se lancer ci bain bi nga xam ne nii mooy bain politique bi parce que loolu mooy dox Sénégal donc c'est le système qui est comme ça c'est le système qui marche comme ça donc mu nekk système boo xam ne nii dañ ko war a changer pour revenir encore suñu cri du cœur bi jëm ci wàllu sénégalais yi nga xam ne nii dañ leen refoulé fan yële ca ginnaaw refoulé nañ lu mat ay 100 et quelques sénégalais mais li ëpp li ko suul bokk na ci Assane Diouf bi nga xam ne nii dañ ko refoulé ba dem na ba mel ni c'était le seul sénégalais bi nga xam ne nii dañ ko refoulé Assane Diouf rek nga doon dégg te yàlla xam na ni Assane Diouf bi muy koy refoulé ànd na ak 100 et quelques personnes mais daanaka moom moo couvrir ñoo ñëpp avant moom amaatoon na ay 100 et quelques personnes yoo xam ne tamit refoulé woon nañ leen fan yi maa ngi koy tudd léegi ku ci mel ne suñu mbokk boobu Gora Seye moom it delloo nañ ko ku ne xam na ni immigration nekk ci loxoy immigration dafa metti parce que di nga nekk ci condition boo xam ne nii ñaare di nga dem ba benn moment da ngay bëgg rek signer dem ñibbi parce que ku ne xam na ni buñ la téwee balaa ngay dem di nga soxla sa signature dinañ soxla sa sauf-conduit passeport sénégalais wala sauf-conduit bi nga xam ne ni consulat bi rek moo ko mun joxe pour mën la delloo sa dëkk sans les deux papiers là sans signature bi sans un passeport sans le sauf-conduit là mënuñu delloo benn étranger ci pays am d'origine donc bépp département boo gis rek donc loxo consulat wala ambassade Sénégal fii au niveau des États-Unis ña nga ca signature am na bu signature amul woon du mën a am mu jar jàngat parce que déportation yooyu bu fekkoon ni bari na ci yeneen pays africains yi ci sunu xam-xam ci sunu information niveau d'information fi mu yam ci li ñuy gis ci net bi ci li ñuy gis ci médias yi ci li ñuy topp ci wàllum information da ngay gis que ni bëri na sénégalais yu ñuy déporté bëri na trop te ma yaakaar ni xëy na dëgg la réew boo ca nekkee amoo kayit yaa nekk ci situation irrégulier te loi bi dox fii ku ne xam nga ko mooy que fii waa immigration képp koo xam ne nii teg nañ ci yow loxo te amuloo lu lay permettre nga résider ci dëkk bi fii am nañ droit teg la loxo ba keroog juge bi di prononcer sa déportation wala boog yow sa bopp nga volontaire ni da ngay dem mais pour loolu am il faut document bi il faut un passeport il faut un sauf-conduit te jàngat bi ngay am mooy délivrer sauf-conduit boobu yomb na trop xaw na facile trop ñenn ñi dinañ ni ma xëy na ils n'ont pas le choix xëy na peut-être am nañ paaka ci seen put ba war a mun tax réew mi di réewum Sénégal war a mën a yombal déportation bi wala war a mën a yombal yenn signature kii parce que bu fekkee ne ñi nga xam ne ni dañ def crime wala ñi nga xam ne ni dañ am yenn def yu bon yi loolu moom kenn waxatu ko loi bi may na ñu jagat-jagalee la takk la génne la dëkk bi mais pour ñi nga xam ne nii mësuñu def crime ay peut-être yenn délits yu ndaw lañ def donc seen déportation gis nañ ni fan yi bari na trop te loolu defe naa daawul faral di am donc lii moo nekkoon suñ cri du cœur de la semaine di wax encore communauté sénégalaise ñu gën a bàyyi xel ci communication gis nañ fi ku nekk ak sa rajo ça n'arrange personne parce que da ngay dem sa rajo wax li ngay wax keneen dem rajoom tontu te du loolu mooy doxal Sénégal te du loolu mooy communication te ñu bàyyi raggante bi ak jayante bi amul njariñ ku nekk ku la neex nga jël ko rajo yi ku nekk xam na nu muy doxee ragg sa nit tagg ko defal ko ba mu baax
jël say téléphone segg ña ngay dugal ñu wax mais loolu du jëmale Sénégal kanam loolu du jëmale communauté kanam li jëmale réew kanam c'est les vrais débats c'est les idées c'est les changements de mentalité te ñu bàyyi taggaate bi amul njariñ monsieur El Hadj Ndao bu defee dara sur le social bu defee dara sur les cartes d'identité ci passeport yi c'est son boulot il est payé pour ça dañ koy fay salaire mettre ko dans les conditions jox ko oto jox ko chauffeur pour muy liggéeyal Sénégalais yi su defee mun nañ ko wax encouragement mais su defee dafa war a def su deful dafa war a def parce que il est payé pour ça donc il faut ñuy moytandiku yenn affaires yi affaire griotisme yi tagge bi ak yooyu un président de la République bu liggéey dafa war a liggéeyal Sénégal conditions yi ko teguñu ko fenn un ministre dafa war a liggéeyal Sénégal mën nañ la nag waaw góor ndax waaw góor kat day yokk jàmbaar waaw góor day yokk jàmbaar te encore une fois ñuy gën a communiquer ab réew soo ko bëggee liggéeyal da ngay communiquer ñun danoo feebar ci wàllu communication il faut nit ñi di gën a communiquer et communiquer ça ne veut pas dire que wax li la neex communiquer c'est dire vrai communiquer c'est donner la bonne information communiquer c'est débattre tu verras jamais les gens toog débattre un PDS un apériste un réewmis ku nekk toog sa rajo di wax li nga bëgg a wax kii bu taggee Macky Sall kii xas Macky Sall fan la réew mi jëm bu fekkee da ngeen a mën kaay leen ngeen débat man de maye naa émission 2 heures de temps lundi prochain 9 heures ba 11 heures képp ku bëgg a débattre rek di politicien wala loo mënti doon ci dëkk bi bu la neexee nga woo ma tu es invité 2 heures de temps non stop ñu wax problème mu dëkk bi ñu wax situation sénégalais yi ñu wax li nga xam ne nii mooy daw ci Sénégal ñu wax problème mu sénégalais yi ñu wax li sénégalais yi di dund maye naa 2 heures de temps lundi prochain 9 heures 11 heures képp ku mu soxal mun nga ma woo pour contacter ma as a guest ma invité la il faut ñuy waxante dëgg réew mi li fi am ñëpp xam nañ ko ñëpp a koy dund jafe-jafe yi nit ñi xam nañ ko problème yi nit ñi xam nañ ko bis bu ne ñu tàggee ñu kenn bis bu ne nit ñi di dajale xaalis di dimbali pour koor yi dem bis bu ne ñuy dimbali ay nit yoo xam dañ bëgg a ñibbi bis bu ne nit ñi nekk ci ay jafe yi warum kër warum lu mu mën ci doon voilà les problèmes voilà li nga xam ne ni moo soxal moodu yi les problèmes d'immigration les problèmes de travail les problèmes de logement naka la sénégalais yi mën a def ba gën a am po tous les business day down yëpp tëj nañ demal 116 nga xam ne dafa nekkoon fleuron sénégalais yi jadis tey jii dara desatu fa ñu bëgg a nekk fii di raayante di bañ a waxante dëgg pour lan pour des intérêts personnels et dans tout ça où est l'intérêt des sénégalais où est l'intérêt de l'avenir des jeunes sénégalais suñ doom yi fi juddoo suñ rakk yi nga xam ne nii ñu ngi ci mbedd 116 yi à longueur de journée di taxawaalu di tux di ñenn ñi di sàcc ñenn ñi di jaxaw sa américains yi amuñu fu ñu mën a defee culture amuñu fu ñu mën a defee sport amuñu fu ñu mën a bégale seen xol amuñu fu ñu mën a jànge seen culture réew ba ëllëg duñ leen perte voilà les problèmes des Sénégalais voilà ce que les Sénégalais vivent du jour au jour et voilà la réalité sans aucun parti pris ça dëgg nan dëgg loolu mooy dëgg gi nan bàyyi jaayante bi communication bi consulat bi il faut ñu liggéey ci y a beaucoup de trucs yuy ñëw foofu nañuy jox rajo yi di leen fay pour ñuy gën a communiquer di jël ay heures di ko fay bu jaree budget bi ngeen wut ko di communiquer plus avec les Sénégalais c'est très important donc lii moo nekkoon suñu cri du cœur de la semaine donc li may def rek mooy la musique ensuite ñu continuer l'émission donc 212-219-9695 bu fekkee da ngeen bëgg barkeel sëñ bi fi nga nekk dafa bëri bruit quoi bu fekkee mën nga bouger tuuti. salaamaaleykum. maaleykum salaam noo tudd ak fay wootee. man maa ngi tudd Ibrahima Niang. waaw ñu ngi lay door waar boo wootee pour ñu waxtaan ci affaire Sénégal ak développement ku ci politique desul doo ñoom kenn du ñëw. parce que boo doon wax développement kese ñu wax kenn ku ne réew mi ñu nekk ak li fi am lépp ku développé wul yow ci sa bopp
boo mun nooy développé réew ba pare yow yàgguloo fi te xam nga fi nga jaar ak li nga def. merci ak liñ la fi def. merci kon yow boo waxee loolu danañu ko gëm ñii nag ay rajo politiciens lañ yor. merci beaucoup boo doon woote di affaire développement kese doo gis nit. merci waaye bu ci politique bekkee ñoom ñëpp ñu ñëw. merci boo koy def wool ñeneen ñu ñëw di poser question nit yi. kenn merci 212 219 9695 mbokk mi nga sori li ngay dégloo. salaamaaleykum. maaleykum salaam noo tudd ak fay wootee. Aliou Diop laa tudd maa ngi wootee fii ci Harlem. ñu ngi lay déglu sëñ bi. waaw damay xam ne rek am nañ deuxième Pape Alé Niang yow fi nga am ni ngay leerale mbir yi bariwul borom rajo yi ko fiy def ak émission yu am solo yi ngay taxawal. merci beaucoup. waaw yow dañu am benn Pape Alé Niang ci Sénégal mais yow Pape Alé Niang fii ci New York. merci beaucoup. dëgg gi ngay wax dëgg gu wet sëkk la. waaw bàyyi ragante bi kayante bi ndax intérêt personnel. merci li nga wax lu leer lu rafet la nga. wax bu dëgg yow si kaa ñemee taxaw di wax yu mel noonu. merci 212 219 9695. New York compagnie Mimi et Mounas Travel et Shipping bi ngeen xam depuis plus de 10 ans ñoo leen indil xibaar bu neex a neex ndeysaan bu ngeen bëggee yónnee bagage Sénégal ak nu mu mën ci toll bëgg mu gaaw moo xam valise wala lettre bëgg mu jóge fii tey ak suba ci dëkk ba contacté leen Abdoul Aziz Ndiaye bu Mimi ak Mounas Travel et Shipping ci numéro bii 1917 957 51 68 wala Soxna Aïda au 16 46 319 26 17 soo bëggee billet d'avion mu jaay le billet yóbbu la ba aéroport taxawu la fay bagage nga mën a dem ci jàmm ak salaam mbokk yi xam leen ni tamit Abdoul Aziz Ndiaye day jëlee bagage Sénégal indi ko New York 32 kilos 23 kilos wala lu ko gën a tuuti muy paquet bu ndaw wala bu mag wala enveloppe woote leen gaaw ci numéro bi 77 646 27 wala 33 860 96 64 dama ne ku yóbbu bagage Abdoul Aziz Ndiaye moo ci gën a merci Mounas Travel di ko jaar 212 219 9695 mbokk mi salaamaaleykum. allo. waaw bismillah ñu ngi lay déglu sëñ bi. waaw ma ne. waaw. affaire yi manque de communication boobu ci coïncidence bi. man dëkkuma Manhattan dëkkuma Bronx. dem naa fa ñetti yoon. su ma demee ñu ne ma daan yi ñëwagul te buñ ñëwee dañ ko wax rajo bi ñëpp dégg ko waaye man ba léegi dégguma dara. ba léegi dégguma dara xam nga loolu mooy manque de communication bi ngay wax noonu. coïncidence bi moom wax dëgg yàlla moom loolu rek mooy loolu moom ci problème am la bokk moom. non merci di ko remercier donc 212 219 9695 une page de pub bu ngeen bëggee dugg si émission bi 212 219 9695 ma seeti Fallou Shipping. mbokki taalibe yi jafe-jafe yónnee bagage Sénégal wala jële bagage Sénégal jeex na tey ak waa kër Serigne Fallou waa kër Serigne Fallou shipping dañuy def shipping bagage ci lu mu mënti doon moo xam bagage yu ndaw moo xam bagage yu mag moo xam oto moo xam photo yi moo xam lépp bagage boo xam ne da ngeen ko bëgg a jëlee Sénégal indi ko fii ci Amérique wala ngeen jëlee ko ci Amérique yóbbu ko fële ci Sénégal. asal du ko jàmbaabal ba sax du ko safli bu ngeen bëggee yóbbu seen i bagage wala ngeen indi seen i bagage te du am benn jafe-jafe gaaw rapide du am dara loo xam ne def ci réer jokkoo leen ak waa kër Serigne Fallou shipping. li war na yàlla waykat yi lay leebu. waa kër Serigne Fallou ñi ngi nekk ci 5 South Fulton 5 South Fulton CMT Verton fële ci New York wala boog Dakar bu fekkee da ngeen bëgg a jëli foofu seen bagage ngeen daw ci Pikine cité Sotiba en face autoroute bi près de Touba Bage bu ngeen demee foofu di ngeen mën a jël seen bagage képp koo xam ne rek da nga bëgg a jëli sa bagage wala nga bëgg a indi sa bagage jokkoo leen ak waa kër Serigne Fallou ku ci mel ne Ibrahima nekk ci 917 584 84 90 917 584 8490 wala ngeen jokkoog Samba ci 347 839 8648 ba tey mun ngeen a jokkoog ñii nga xam ne nii mu ñu laay bëgg a wax te nekk fële ci Sénégal ku ci mel ne Mamadou Lamine ngeen mën a jokkoog moom ci 77 574 65 19
77 574 65 19 77 574 65 19. Royal Luxe di boutique bu bees tàkk boo xam ne day yëngu ci njaayu mbasin ubbi ci 116 bi exactement in the corner 7th Avenue. yéen ñi bëggoon mbasin riche yéen ñi bëggoon mbasin brodé yéen ñi bëggoon atiku yéen ñi bëggoon mbasin de couleur importé d'Allemagne original qualité bu baax daw leen gaaw ci Royal Luxe. mbasin yu rafet couleur yu rafet lu ci mel ne jaune rose fichard bleu boo xam ne nii amul fenn bleu bic mbasin yoo xam ne day tàkk mbasin yoo xam ne day xeeñ neex bu ngeen ko bëggee da ngeen di daw ci Royal Luxe bi nekk ci 116 ci corner 7th Avenue bi. Situé sur la 164 Ouest exactement 116th Street Royal Luxe yemul kase ci mbasin am na yére yu rafet yoo xam ne dañ ko ñaw ba pare am na ay diw am rek saabo yu ci mel ne makari gambi yu ci mel ne lépp loo xam ne rek dafa ajoo ci defar ba mu baax yéen jigéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg a defar seen bopp yéen jigéen ñi nga xam da ngeen bëgg a toppatoo seen jëkkër daw leen gaaw sa Royal Luxe. Tijaniya International Shipping and Travel créé depuis 1996 yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg a seen bagage Sénégal wala ngeen yóbbu seen bagage fee ci Amérique jokkoo leen ak Tijaniya International Shipping and Travel. Tijaniya International Shipping and Travel nekk ci 55 West 116th Street day yóbbu seen bagage wala indi seen bagage ci next day bu ngeen bëggee seen bagage bañ a réer bu ngeen bëggee indi seen bagage ci lu mu gën a gaawee jokkoo leen ak Tijaniya International Shipping and Travel ak Modou Sène boo bëggee jokkoo ak moom da ngay def 646 464 5958 Modou Sène ci 646 464 5958 bu ngeen bëgg a yóbbu seen bagage wala ngeen bëgg a indi seen bagage ci next day ci nu mu gën a gaawee 1 kilo ba 23 kilos jokkoo leen ak Tijaniya International Shipping and Travel. merci et à nos sponsors di leen bégale bu baax a baax di ziar ñi nga xam ne ni dañuy jàpp ci émission yi du ma tay di ko wax ñi nga xam ne ni ñoom ñooy sunu sponsors yi ñu ci mel ne Tijaniya Royal Luxe sama jigéen Ami Ndiaye maa ngi lay bégee bu baax a baax di ziar Doudou Columbus DS Production di ko ziar Columbus fàttewuma Sankara Mbaye maa ngi koy bégee di bégee Yoro maa ngi lay ziar Fatou Kiné ku ci mel ne Bosnia doo lay jënd ndox Jacob restaurant maa ngi lay bégee bu baax a baax di ziar Mimi and Mounas Travel soxna Aïda maa ngi koy ziar Fallou Shipping maa ngi koy bégee bu baax a baax Ibrahima Mbegere di ziar ku ci mel ne Tijaniya sama grand Modou Issa di ko ziar bu baax a baax ñi nga xam ne ni waa Wireless Activation nga xam ne ñooy sponsor officiel émission Dóor waar rek defe naa ñi nga xam ne ni dañuy support di wax mbokku sénégalais yi ñu daw jàppale ñu yéen ñi nga xam ne ni da ngeen ni support noonu lay def di big up sunu mbokk artiste bu nekk fii ba Sénégal di Soriba Kouyaté di def le soirée le vendredi fële ca 5 di soirée bu mag boole ci nag ci parrain yi mu boole ci rajo bii di rajo Dóor waar ñu war cee ñëw def ci participation bu am solo di nit koo xam ne ni ku am talent la du ñàkk dinañ ko jël di wax que tamit lundi prochain seen émission Dóor waar dina ñëwaat si même heure bi ngeen ko tàmmoon 9h 11h lundi donc pour le grand débat pour le forum social bi nga xam ne nii bëgg nañ ko def fii ci studio bi di wax rek képp koo xam ne intéressé na la mën nga nu contacter moo xam politicien nga moo xam loo mënti doon mën nga nu contacter pour ñu dugal la ci émission Dóor waar comme guest donc di wax ni am ngeen ba tey seen Dóor waar sound system yéen ñi am animation yéen ñi am réception yéen ñi am ngénte lu mënti doon rek bu ngeen bëggee sound system micro yu baax musique bu neex animation jokkoo leen ak émission Dóor waar rek ci 646 229 9487 yéen ñi am seen xew defe naa moom mi nga xam ne nii moo amoon ngénte keroog defe naa rëccu ko defe naa xale yi def nañ fa loo xam ne nii lu am solo la quoi defe naa donc yéen ñi nga xam ne da ngeen am seen xew rek da ngeen di jokkoo ak rajo Dóor waar kon ni may def rek mooy remercier ñëpp di jéggalu ci
téléphone bi di wax ni que temps bi daf ma xaw a njatt encore une fois merci à nos sponsors merci aux auditeurs et auditrices de l'émission Dóor waar merci ak ñi nga xam ne ni dañuy suivre ñi nga xam ne dañuy supporter ñi nga xam ne ni da nekk si WhatsApp bi famille Dóor waar rek di leen bëggee ñoom ñëpp di ziar communauté sénégalaise bi di ziar ñi nga xam ne ni woote nan ñi nga xam ne ni amoon nan envie woote te mënuñu dugg di leen jox rendez-vous lundi pour le grand débat defe naa 9h 11h une émission à ne pas rater defe naa mu nekk émission bu rëy bu nar a def fii ci lundi 9h ba 11h ci noonu rek ma di leen tàggu di leen wax rek ba lundi 9h Wally Seck Myrna di ko may nag di ko may Marème depuis Mauritanie Marème jëlal yaa moom loolu